sëñ Modou Mbaye ñu ngi lay ziar ngay yëngu ci wàllu transport dem ak dikk rawatina ci dëkk bu tedd bi Touba jamono yi nag ñu nemmeeku ci trafic urbain bi am na ay oto yu bees yoo xam ne ni ñu ngi ciy daw oto yooyu lan nga nu ci mën a leeral. ñu ngi lay fay Serigne Abdoulaye Faye di gërëm bu baax waa L24 yëpp di rafetlu aussi seen liggéey. Question bi nga ma laaj nag moom vraiment question bu ma neex la muy mbiru oto yi nga xamante ni bii mooy oto yi fi ñëw te commencé di def transport urbain ci biir dëkk bi xaw ma sax man taxi laa leen war a tuddee wala urbain mais lu mën a xew daal ñun yàlla dogal na kuréel bu organisé wu lañu boo xamante ne bii man Modou Mbaye maa nekk ci boppu association bi. Depuis 2012 ci la ñu am suñu récépissé boo xamante ne bii dañu jaar fi ñu war a jaar yëpp ba gouverneur de la région de Diourbel livré ñu ko bi loolu amee nag wax dëgg yàlla li ñu war a def lépp ñu ngi koy def ci yar ak teggin Touba nag day dëkk boo xamante ni bii bi sëriñ bi waxee ci jamono yee jàll ci coow yooyu fi mujj am ci état couvre-feu bi am nu mu waxee muy le khalife général des mourides ñun ci suñu kuréel dafa am loo xam ne dañu réunir ñu d'accord ci mooy dañoo fas yéene daal lépp lu ñuy defati ñu fexe ba jiital ci yar ak i teggin ak dal ba moo tax bari na ci loo xamante ne bii lu ci bari ci suñu ci ñu doon doxee dafa am yu bari yoo xam ne dañu ko bàyyi ndax sëriñ bi ndax it amuñu lu ëpp sëriñ bi sañ nañu nag doon ay taalibe gis loo xamante ne bi dañu ne ci taalibe yi la jëm si muy mbirum oto yi léegi loolu bi mu amee aussi ñun kenn consulté wuñu ci kenn mosuñu ci woo réunion amuñu ci dara lu dul xëy rek gis oto yi di daw ma jàpp ne loolu wax dëgg yàlla du lu rafet ndax li tax ma jàpp ne du lu rafet mooy mës naa ci wax ak monsieur le maire Abdou Lahad Ka ci biir gaaru Thiès de Touba bi mooy jamono yi nga xam président de la république dafa digle woon ñuy def bale set setal chaque fin de mois léegi loolu bañ ca consulter ñu waxtaan la mu leen xamal mooy oto yi moom maire de la ville de Touba li mu leen xamal mooy oto yi kenn mënu ci am sans pour autant ñoom ñi nga xam ñooy acteurs yi ñoo am ci oto yi. acteurs yi mooy. acteurs yi mooy ñun ñi nga xamante ne bii ñun ñoo nekk. ci transport ci transport urbain bi di ci liggéey. parce que bu dee wàllu transport ñëpp ñoo nekk ci transport moo xam interurbain moo xam urbain ndax tey boo demee garage Dakar bi idi ko jiite maanaam transport urbain bi transport interurbain bi chauffeur yi ñu ngi foofu di dawal. bu dee urbain bi aussi chauffeur yi ñu ngi foofu ñu ngi ci biir dëkk bi di def li ñu war a def soit muy garage Daara Jolof wala muy garage Daaru Musti mais tey bu ñu jekkee gis oto yoo xamante ne bi dañuy daw ci dëkk bi ci li ma jàpp war nañ mën a fexe ba consulter ñu ci ñun au moins ñun ñi nga xamante ne bi ñoo nekk ci dëkk bi parce que oto yi man d'après information yi ma ci am bi ma gisee ñu commencé daw am na ci kilifay banque yi ñoo xam ni man jot naa leen téléphone la ñu wax nag du ma ci développé lu bari waaye en tout cas daal njaboot gi man am na lu ñu ma yóbbante loo xamante ne bii loolu aussi moo tax may wax te mooy bëgg nañu am ay renseignements yu leer ci oto yi njaboot gi nag su ma ko waxee mooy ñi nga xam ñooy def transport urbain ci biir dëkk bi nee nañu bëgg nañu ay renseignements yu leer ci wàllu oto yi ndax amuñu ci bari na ci ñoo xam ne amuñu ci benn renseignement loolu mooy benn bi deuxièmement bi man ci niveau bi ma toll ci fi ma am ci li ma amagun ci information aussi maa ngi koy partager ak ñoom li ma ci xamul aussi loolu moo tax may bi ngeen fi ñëwee pour ñu waxtaan ci wàllu oto yi man aussi li ma ci xam rek foofu laa ci mën a yemagun. xam naa dinañ ñëwaat ci côté boobu mel ni oto yi mel na ni masoon nañ fee tudd oto yi ba wane ko mais am na benn blocage boo xam ne ni amoon na ci ba tax loolu ñëwul léegi nag comme ni nga ko waxee oto yi ñu jékki-jékki rek gis ko Touba oto yi ñan ñoo ko fi indi ak ci loxol kan lañ ko teg
kon buñ la déggee xëy na dañ ko tegul ci loxol transporteurs yi wala dañ cee dugalul transporteurs yi nga xam ne nii ñoo nekk biir Touba. xam naa ne sax ñàkkuñu koo teg ci loxoy transporteurs yi ndax banque Medtrans moom laa gis ci porteuru oto yi te it ñoom ñoo koy livrer te xam naa ne xëy na ñu ngi en collaboration ak ku ci mel ni IDICA mi nga xam moom moo jiite garage Dakar bu Touba bi mais ñun lii suñu problème mooy nan la ñu mën a nekk ci secteur transport rawatina ci domaine transport urbain que soit muy waa Medtrans que soit muy IDICA ci boppam lii suñu problème mooy lan moo tax ñu indi fii projet bu toll nii ci ay oto ñun ñu nekk ay acteurs nekk ci dëkk bi sans pour autant kenn ci ñoom woo ma téléphone ne ma convoquer sa njaboot ñu waxtaan ci lii ñu jox ñooy information suñu bëggee ñu jël bu ñu bëggul nag wala xëy na la ñu koy joxee ñun amuñu possibilité mën ci am bu boobaa loolu fekk ñoom def nañ li ñu war a def mais man kenn consulté wu ma kenn mosuma ci woo ci benn séance. mel ni bu yàggul rek jongante yi amoon ngir jiite garage bi bokkoon nga ci ñi doon jongante ak IDICA ba xëy na am na ay coow yu ndaw yu ci amoon est-ce que du loolu moo tax bi oto yi ñëwee xëccuñu leen ci yéen opposants yi. waaw mais xam nga IDICA même bu fekkee ne ay coow amoon na suñu diggante aussi. dama jàpp ne lii mbirum projet la. boo xam ni dafa war a day jëriñ dëkk bi yëpp ak transport te pour dëkk bi yëpp la. maanaa ci li ma jàpp. bu fekkoon ne man maa nekk à sa place. du ma doxale noonu li may doxale mooy damay convoquer tous les concernants bu ko defee ñu ñëw ñu waxtaan ci celui qui a ki am possibilité mën ci am mu am ki amul possibilité mais kenn du ne dégguma wala kenn du ne kenn waxut ak man bu fekkoon ne man maa nekk à la place de IDICA man noonu laay def léegi nag li tax aussi mënuma ko jàmbaaram directement mooy xawma dëgg c'est lui qui est le responsable principal ou bien banque Medtrans moom mooy responsable principal. mais en tout cas ñoom ñooñu kenn koo xamante ne bi information moom ump na la rawatina moom président amut kon nag maa ngi lancé un appel ci monsieur le maire de la ville de Touba mu xam ne njabootu transport bi ñoom li ñu bëgg mooy d'abord ñu fexe intégrer leen ci oto yi ndax it mënuñu fi woon nekk di liggéey ci transport depuis des années te amaguñu leneen lu ñu jàpp lu ko gën bu ñu xëyee bëgg fi indi ay oto te ñu ne dañu bëgg a gën a moderniser xar kanamu dëkk bi loolu de man Modou Mbaye man ànd naa ci modernisation bi. buñ la déggee oto yi ñëw na am na benn pàcc ci transporteurs yi wala benn pàcc ci ñu nekk ci domaine bi dugalul leen ci. kon oto yi bi ñu ñëwee ci loxo yi ñan lañ ko teg wala ñi koy dawal dañoo dëkkul Touba wala loo bëgg a leeral foofu. li ma bëgg a leeral foofu mooy ñi nga xam ñoom ñoo koy dawal. xaw ma ndax dëkk nañ Touba am déet mais gisuma ci man. wala boog ñaari nit. laa ci gis. ci ñoo xamante ni bii xam naa ne ci transport urbain ci la ñuy yëngu ñaari nit ñooñu xëy na war nañ mën a présenter ni li des mais loo xamante ni bi ay milliers de personnes ñoo ci nekk di liggéey. ñun li ñu bëgg mooy ñu gën a yaatal ñoom seen waxtaan yi ñuy def fexe ba chauffeur yi ku amul possibilité mën a am ci oto yi nga am possibilité boo amee sa permis transport en commun ñu mën la recruter ñi ñuy jël waxuñu bu ñu leen jël mais dañu bëgg ñoom segem lii moom transport urbain la concerné te oto yi ni ñu ko gisee bu ñu fi gënee bari même bu ñu waxul kenn wàccal tali bi sax mais mën nañu dem ba nga xamante ne bi lu ci bari ci transport bi mën na indi ay sooxe te man personnellement li mooy sollicité ci ay chauffeurs yoo xam ni dañu bëgg a dawal ci oto yi bari na léegi nag li nga xam moom moo mën a indi coow nga xam alerte laa ciy def moo ñu jël oto yi indi leen ci dëkk bi di ko dawal sans pour autant ñu consulter ak ñun jëluñu aussi ci chauffeurs yi nga xam ñoom ñooy liggéey ci transport urbain léegi loolu mën na indi ay wax ndax benn indi ngay oto jox ko ay bailleur wala ay commerçant wala ay borom alal daal parce que li ñuy laaj caution mën na am xamaguma exact mais ci li ma déggagun ndax jotuma document bu mën a tax ma ne carrément lii la ñuy laaj mais entre 1,9 million ak 1,5 million maa ngi dégg ñaari prix yooyu te loolu du ñëpp ñoo ko mën a am li ma bëgg nag ñoom ñu fexe jox ñu ay information yu leer information yi aussi ñun moom dañu leen di lancer fii suñu appel mooy am na ñoo xamante ni bii ñoom d'après information yi ñu am ci oto yi ñoom bëgg nañ ci mais conditions yi ñuy jaar boo am ci loolu xaw na poser problème du ñu d'accord nag
ci condition bii ñu fi dawee ñu jékki-jékki dem ba gisaat beneen trans oto yi jékki-jékki ñëw di fi daw sans pour autant ñu ci am benn information ci am ci wala ci mën ci recruter ay chauffeur ñu ci dawal loolu moom mën nan ñu ngi waxagul nii mais du ñu nangu nag ñu continuer ci dynamique bi nga xam amuñu ci lu dul xëy gis oto yi di daw. est-ce que kon jàppoo ne oto yi séddale gi wala ni ngay def ba jot ci est-ce que politique lalu ci aussi nga bokk ci parti sàngam wala nga ànd ak nit diw sàngam est-ce que loolu itam feeñul ci nga mën a am ci oto yi aussi. non man manque de compétence rek laa ko jàppe parce que mooy li ma la wax sànq xam nga politique bu jotee dañu koy def mais bu jeexee dañu ko war a teg nee dama ne li nit ñi bokk lépp lu ñu ci war a def rek dañu war a informer ñëpp ku ñëw c'est bon ku ñëwut loolu yow la concerné ku bëgg baax na ku bëggul ñu bëgg jël waaye nag di def na ñii laay waxal du ma wax ak ne loolu laa ne man d'accord ma ci personnellement lii am ni nag am na mais ñu ngi leen di lancer message à ce que bala fee leneen a ñëwaat ñu fexe ba tous les concernants ñu wax ak ñoom mais aussi ñu fexe ba ku ci bëgg a am ñu wax ko voie bi muy jaar pour am ci ku ci bëgg a nekk comme chauffeur aussi te mën a remplir conditions yi nga xamante ne bii moom la ñu soxla bu ñu la defalee formation boo apte ñu jël la loolu daal mooy message bi nga xamante ne bii moom la ñuy lancer mais comme la fois passée ci tata yi nga xam ay borom xaalis ak ay nit ñu dëkk Dakar ak fu nekk ci région yi ak i moodu ñoom ñoo ñëw verser seen 2,376,000 ñu jox leen tata yi te oto yi ñuy leble mais chauffeur yi ñoo koy dawal pour ñu fay leen. jamonoy Ablaye Wade boo gisee li taxoon mu doon gën a insister ci transport bi waxu doon day jël oto yi pour jox ko ay borom alal mais chauffeur yi la bëggoon jàppale ba ñu mën a am seen yëfi bopp au moins chômage bi mën a wàññeeku. te defe naa ne dynamique boobu aussi même son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ci dynamique boobu la nekk mais pourquoi pas léegi ñoom ñi nga xam ñoo nekk ci secteur décentralisé yi mënuñu tëddee transparence man loolu mooy sans problème ndax nit ki d'accord mën na néew doole mais boo ko accompagner mën na dem. léegi nag ñoom lii sama problème mooy tëdd njaaxaanaay dafa mel ni moom moo leen tëj te loolu képp koo xamante ni bii da nga jiite dañ la ko digal nga def ko nga bañ ko def nag loolu xëy na yow la mais ñun li ñu bëgg moo ñu fexe ba tëdd transparence ci yëf yi. jërëjëf merci.